mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom-benn ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu daleen ak jàmm ci jukkib xabaar yi ci digg bëccëg gi des koy tàmbale kon lu jëm ci li nga xam ne moom mooy kilifa yi nga xam ne kon ñoo nekk fii ci groupe E-Media Invest bokk na ci Mamoudou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop bokk ci groupe bii di E-Media Invest. ñoom nag bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci pays réew Afrique yi bokk na ci téeméer ya ci atub 2019 gile lii di Financial Afrique moo ko daal di fësal ginnaaw bu nu sampee iRadio E-Media Invest ak li nga xam ne kon mooy site bii di emedia.sn ak ITV ñoom nag lañ ci dugal ci koppar ba ci jamono ji jege na wala mu ëpp milliard ci sunu xaalis. iRadio nag bokk ci juróomi rajo yi gën a ràññeeku ci Sénégal gi bokk na ci ak seen xememteef ñoom kilifa yi mooy doon rajo bi nga xam ne wala groupe bi nga xam ne mooy jiitu fii ci réew mi kon di leen ci ndokkale ñoom kilifa yi ginnaaw ndam li pays bi réew Afrique yi kon danañu nekk li nga xam ne kon ba tënku ci UEMOA danañu génn kon ci lii di CFA soobu ci ECO fii ak atub 2020 xabaar la boo xam ne démb lañ ko daal di fësal bu nu sukkandikoo nag ci ki nga xam ne mooy docteur Abdourahmane Sarr la mu jàpp rek mooy kon tur bi kottu kon mooy daal di soppeeku waaye jëflante gi ñeel wàllu koppar gi kon wute du ci am moom nag mi fi nekkoon fonctionnaire bu FMI daan na xamle itam ni lépp loo xamante ni mooy ab koppar nekk ca fële nga xam ne mooy ca trésor bu France kon lu ci bëri kon mu ñoo jàpp ne kon ay teg yoo am na ceeg yu ni mel loolu lépp kon day daal di dakk ñu teewlu ko moom docteur Abdourahmane Sarr ginnaaw jokkoom ak Antoine Diouf. li nga xam ne moom la ñu soppi ci ni ñuy doxalee suñu xaalis dara changé wu ci tur bi rek la ñu changé France mi nga xam ne ni dafa nekkoon li ñuy woowee organe de gouvernance mooy ñi nga xam ne mooy gérer ñu monnaie dañ fa doon am représentant dootuñu fa am représentant réserve de change yi nga xam ne ni dañ ko doon denc ci trésor français dootuñu ko fa denc donc suñu banque centrale dina ko mën a denc fu ko neex donc loolu du changement boo xam ne nii changement bu am solo la waaye comme ñu bëri ñi nga xam ne duñu expert ci question bi dañu yaakaaroon ne suñu réserve yi nekk France wala représentant France yi ci suñu gestion dafa am importance bu mu am bon xëy na symbole yooyu bon ñoom dinañu yaakaar ne voilà c'est une avancée mais décision boo xamante ne ni lu yomb la parce que tur bi rek kay changer introduire yeneen billets yoo xam ne éco lañ siy bind waaye taux de change CFA donc éco du changer donc loolu du lu jafe. koppar gu lewul gi jàppa jonge ci Sénégal loolee le forum civil bu réew mi bëgg mu dakk Birahim Seck mooy seen njiit la muy sàkk mooy yenn ci convention yi daal di xaatim ngir mu daal di kon ci paradis fiscaux yi ñu daal di ko dakkal moom Birahim Seck itam mu ngay ñaax kilifay réew mi ngir li nga xam ne kon moomeelu askan wi la ñu daal di ko amal waaye itam mu tegu ci leeraange loolu daal di xam ne ni ki tey kaddu yooyu mu ngi ko yëkkati ci diwaanu Mbour ñu teewlu ko moom Birahim Seck coordonnateur forum civil ci micro Aliou Kane di wax ne corruption dañ ko war a xeex ci nu mu waree enrichissement illicite dañ ko war a xeex ci nu mu waree flux financier illicite dañ ko war a xeex ci nu mu waree parce que li nga xam ne dal na dëkk yee mën na dal Sénégal te ñaanuñu ko moo tax ñu ne tey jii nii naam boo xoolee conseil des ministres bi passé président de la République nee na kat il faut que ñu recadrer exonération fiscale yi mais yow bi nga naan yaa ngi recadrer exonération fiscale yi yaa ngi bëgg a signer benn convention de non double imposition ak waa Turquie comme également ni nga ko bañ a woon ci wàllu Maurice yaa ngi koy def également ak waa Turquie ñun loolu nag nekkul politique boo xam ne politique bu cohérente la dafa méngoowul yow bi nga ne également da nga ne da ngay xeex wàllu exonération yi waa DGID seen bopp ñu ngi yor askan wi un rapport sur les dépenses fiscales publié wuñu ko neel waa DGID également ñu publier le rapport sur les dépenses fiscales defuñu ko Cour des comptes yore nañu rapport neel waa Cour des comptes ñu publier suñu rapport defuñu ko IGE yore nañu rapport neel waa IGE ñu publier suñu rapport defuñu ko donc booy fekkee da nga jël ay mesures transparentes dafay mat mais doon na rek da ngay def ay li ñuy wax politique politicienne pour que di def ay mesures cosmétiques non. mu nekkoon ni kàddug Birahim Seck njiital forum civil bu Sénégal ay kàddoom ci micro Aliou Kane daal di addu ci li nga xam ne nag jamono ji bokk na ci li gën a fës ci langue politique yi mooy courant gi njiital parti ànd saxal liggéey di Aïda Mbodj ba noppi nekk député ca pencum ndaw réew ma baatam jëpp na ci moom nag ne kon Sénégal des na ami courant ba sax kon lu may ko mu mën koo jaay réewum Gambie loolee nag xabaar la boo xam ne jëwriñ ñu dénk léegi lépp lu jëm ci wàllum énergie
di Mouhamadou Makhtar Cissé moo ko daal di xamle woon kon nag nee na loolee lu mënta nekk la rax ci dolli itam ni lépp loo xamante ni kon mooy jaayuk Senelec ak loo xamante ne daal jàpp ne dañ ko war a jox doomi réew mi loolu mooy gis-gisam Aïda Mbodj tey moo doonoon ganug Mamadou Ibra Kane ci seen émission Jury du dimanche Youssouf Konté ci leeral. Sénégal am quantité bu doy sëkk ci énergie boo koy jaay réewu Gambie tey muy dem di luwe ji ab bateau bi nga xam ne dina ko xettali fii ak juróomi at mu doon li nga xam ne xel mënu koo nangu ci buñ sukkandikoo ci Aïda Mbodj mi nga xam ne ab député la ci penc ndaw réew ma ci gis-gisam Sénégal munta jaay électricité. Il nous avait présenté une société qui respire bien. Il nous avait même promis. moo ñu fi jaayoon dëkk bu dal moom moo ñu ko fi waxoon diggoon ñu fi sax ne suñu demee ba ci 2020 bi mën nañoo tàmbaliti jaay liiti courant waaye gisuñu leen ñoo ngi wax ne ñoo ngi jaay courant ñiiti waa Gambie waaye man de gëmuma ko ndax kuy dem bay jaay énergie waa Gambie waroo nekkati loué ab bateau boo xam ne pour juróomi at la ngir mu lay andil courant te gis na ne fan yi ñu génn accueillir na ci audience kiiti directeur u Fitsol te ku xam Fitsol xam ne mooy entreprise boo xam ne dafa aay loolu ci lu jëm ci privatiser entreprise yu nekk ci énergie bi te ñu nekk ci ay jafe-jafe ñun nag lu ñu bëgg xam lan la su fekkee ne ñun ñi nar a gis pétrole ñun ñi nar a gis gaz dañu nekk ti waaj a privatiser lii di jëm ci mbiru sunu entreprise bii di Senelec nañ ñu wax ñu xam. Il a été reçu. Donc où est-ce que nous allons? Est-ce que nous allons vers une privatisation? lu jëm ci privatisation Senelec beneen poñ bi nga xam ne mu ngi xaajale ñu bëri ci askan wi waaye honorable député Aïda Mbodj moom nëbbu ci fu mu féetee mu ngi xam ne ni àndul benn yoon ak lii di privatisation Senelec. En parlant de nos sociétés concessionnaires, en parlant de nos données qui sont confiées aujourd'hui à l'étranger. ñun ñu nekk dëkk boo xam ne dañoo am indépendance bañ ko amee léegi weesu na 50 ans ñu toog fii nii di seetaan ñuy jël suñu yenn entreprise yi di ko jox waa bitum réew dafa nekk loo xam ne man mënuma ko nangu mënul nekk sama xel sax mënuma ko xalaat ndax dara dafa am ñun suñu ay données suñu yeneen mbir yoo xam ne dafa nekk lu sensible ñu bëgg koo jël joxe ko noonu ci bitim réew loolu nekk na loo xam ne jekkul te dara dafa am man moom dama koy wax ñëpp xam ko privatisation bi d'accord ma ci ndax man je suis nationaliste te loolu laa gëm. Je suis contre la privatisation de quelque ordre que ce soit. dellum Aïda Mbodj ci parti démocratique sénégalais di beneen poñ bu ñu waxtaanee ci jury du dimanche moom mi nga xam ne mooy njiitu parti bi di ànd saxal liggéey mu ngi xamle ni diggante moom ak PDS jeex na takk donte ni maître Abdoulaye Wade mooy mantooram. Youssouf Konté di ko gërëm xam ngeen ne aljuma gi nu génn kuréel gi di ñoo lànk ñoo bañ dañu bëggoon amal doxub ñaxtu ca place de l'indépendance waaye nag loolee kilifa gi di préfet bu Ndakaaru Alioune Badara Samb danañ ko daal di gantalal loolee nag Aïda Mbodj mi nga xam ne député la ci pencum ndaw réew ma bokk ci l'opposition yi ba noppi nekk njiitu parti ànd saxal liggéey da ko daal di naqarlu ndax jàpp na ne nag loolee lu mën a ñàkk la rax ci dolli kon nañu tegee ay yoxu askan bu bëri ci doxub ñaxtu boobee lu ko naqari la ñu teewli kàddu moom Aïda Mbodj ci micro Mamadou Ibra Kane. C'est une dérive parce que c'est le président qui nous avait. dafa doon lu ñaaw dong rek la ndax président moo ñu waxoon ne courant gi dañ koy wàññi moom nag mu bàyyi ba ñu nekk ñoo xam ne kenn xalaatu ko woon kenn jaayu ci woon xel kenn xalaatul woon ne mbirum yokku sax dina ko fi mës a wax ñu ñëw muy yokk courant gi loolu dafa nekk loo xam ne lu ñaaw la ndax moom moo ñu fi jaay mix énergétique wax ñu leneen ak leneen ñun waxuñu sax mbirum yokk bi ndax sénégalais mujj nañoo tàmm yokk waaye lenn lañ doon wax xalaatuñu ko préparé wuñu ko woon ñu des tuuti laataa ñuy dugg ci 2020 mi wax waxum yokkum courant te nit ku ci génn ci mbedd mi ti manifester ñu xoxatal la gis nañu journaliste yi ni leen def nekk ti génn ci mbedd mi ti wax sa dëgg wala ngay nekk ti wane li la metti ñu lay jàppati loo xoxatal nekk na loo xam ne ñaaw na dëgg-dëgg. Nourri alors que on pouvait véritablement s'en passer. daal di addu ci leneen ak dëkk goo xam ne dëkk gu neex la boo xam ne kon soxna yi ak góor ñi dañuy yem loolee mooy sàkkuteefu envoyé spécial bu Union africaine bu ñëw wàllu soxna yi ngir kaaraange ak jàmm am ci pays réew Afrique di Fatou Bintou Diop moom nag tey jii bokkoon na ci gënu ko Alassane Samba Diop bi ci L'Air du Temps daal dina xam la ni nag loolu daal mooy sàkkuteefam bu ko defee kon ndëkkuwaay gi mën a nekk lu mucc ay waaye itam yamale daal di am ci askan wi daal dina itam sàkku ci kilifa yi rawatina kon soxna yi ñu gën a mën a taxaw ci lépp loo xamante ne ni kon itay askan wi la ak tam loo xamante ne askan wi dañ ko daal di bokk moom nag ne lu jëm ci pétrole bi ak ci gaz bi foofu mu ñaax kilifa yi ba nga xam ne soxna yi kon dina ci am wàll bu am solo ñu ànd ci leeral Omar Kane.
si gis-gisu Fatou Bintou Diop bu fekkee ni jigéen ñi mënal nañu seen bopp dina tax ba continent Afrique bi gën a am dal ba tax mu wax ni ci Sénégal dañoo war a boole jigéen ñi ci mbirum pétrole bi ak gaz bi mu jàpp ni dañu leen war a jagleel téeméer yoo jël fukk ak juróom ya ci alal bi génn ci pétrole bi ak gaz bi bu ñu sukkandikoo ci kàdduy envoyé spécial bu Union africaine bi fexe ba jigéen ñi bokk ci ñiy dogal apaisement social rek lay jural askan wi loolu nag nee na du mbiru yoon question de bon sens la ndax ci dëkk goo xam ni jigéen yaa faa ëpp faw ñu boole jigéen ñi ci doxalinu dëkk bi te nekkul ngir tëkku góor ñi waaye ngir am équilibre social Fatou Bintou Diop rafetlu loi bi nga xam ni woote nañ ko te muy jox jigéen ñi téeméer yoo jël fukk ak juróom ci marché public yi muy yëgle ni Union africaine mu ngi saytu ba xam nan lay def ba gën a jox jigéen ñi ay marché public. Omar Kane di ko gërëm kon bile émission di l'air du temps den ko mën a seetaan ni ki ëllëg ñetti waxtu bu jotee fii ci ITV canal 217 fii ci Sénégal ak ci bitim réew yëpp ngeen mën ko seetaan maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi ak kilifa groupe E-Media Invest bokk na ci Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop bokk ci téeméeri kilifa yi gën a ràññee ko ci atum 2019 loolu nag Financial Afrique moo ko daal di fësal ni ki kon ci waxtu yu néew ginnaaw bu ñu sampee iRadio ak emedia.sn bokk na ci itam ITV nga xam ne lañ ci jot a dugal ci koppar jamono yi ëpp na $1 milliard sunub xaalis loolee lépp nag ginnaaw li ñu leen ndokkalee iRadio xam ngeen ne kon bokk na ci juróomi rajo yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci Sénégal ci ñeent fukk ak juróomi rajo yi nga xam ne kon jot na am ci Sénégal gi wërngal këpp waaye nag ñoom yamuñu ca ndax nee nañu seen xememteef mooy lawal seenu bànqaas ci Sénégal bu mu gën a yaatu waaye tamit ci bitim réew ndax i tamit bëgg nañu fii ak benn at kott nekk rajo bu jiitu ak télé bi jiitu fii ci Sénégal kon daanaka li ci des ci waxtu jeex na tàkk 19h maanaam juróom-ñaari waxtu mën ngeen am seen plateau spécial bi nga xam ne Mamadou Ibra Kane moo leen koy daal di amal loolu nag waxtaan wu yaatu la ñuy daal di sumb ginnaaw kon soppite jëm ci wàllu koppar gi franc CFA kon moo fiy jógee ECO daal di soobu fii ak atum 2020 lañ koy xaar ci réew mi ak kii ganam danañu waade waxtaanee lu ni mel bokk na ca Hawa Ba bu Osiwa ak kii di Chérif Salif Sy moom nag xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu koom naka noonu Moubarak Lo économiste la ba noppi nekk statisticien ak Adama Diaw bu comité de politique monétaire ak Ibrahima Dia sociologue nekkoon tamit directeur général bu MCA Sénégal gërëm leen mbokk yi 19h45 di ngeen am xabaar ci tënk ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba fii ak boobu ngeen wéy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiri ngi ci plateau spécial waxtaan wu yaatu ci wàllu koppar gii di ECO ak Mamadou Ibra Kane salaamualeykum